chaîne de valeur Mourchid TV yéen ñi nga xam ne yéen a ko safoo tàmm ko rawatina seen émission interpellation ñu ngi leen di nuyu di leen sant bu baax di leen jéggalu aussi ci géej tournée bi waaye ci ay réglages yu ñu nekkoon pour jox leen meilleur moom moo tax ñu ko doon def di am nag mbégte bu baax dellu siwaat jàkkaarloo waat ak yéen ci seen beneen numéro interpellation comme ni ñu amee mbégte itam dalal suñu gan goo xam ni xam naa ne bu ngeen ko gisee yéen di ngeen ci sawar muy suñu honorable député El Hadj Issa Sall bu PUR honorable ñu ngi lay nuyu. Pape maa ngi lay fay di kontaan ci ñëw bi nga ñëw fii ci kër gi pour interviewer ma. ñu bàyyi la nga nuyoo téléspectateurs yi. waa Sénégal man El Hadj Issa Sall nekk coordonnateur national du PUR maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm yaakaar ne question yi may Pape di posé bu ma ko tontoo dina am lu ngeen ci jëlee. jërëjëf honorable di ko sant moom bu baax tey ci dalal bii mu ñu dalal fii ci këram def naan bu ngeen amee seetlu interview bu njëkk a accordé ci këram ñun la ko accordel ñu ko ci sant bu baax léegi mu tudd honorable am na at ngeen dem assemblée nationale bay waaje def seen rentrée ci vendredi bii tey honorable bu fekkee ni da nga bëggoon a def bilan bien que c'est pas encore l'heure du bilan mais nga def benn jàngat bu ndaw ci at bi ngeen njëkk dund ci assemblée lan ngay wax téléspectateurs yi waaw defe naa ne ñu bëri sax ñu ngi may séntu feneen wante man li may wax mooy at bi passé ci assemblée at mu baax la surtout ñun ñi nga xam ne député yu bees lañu li tax ñu ne at mu baax la mooy seet nañ ne nit ñi nañ doon doxale changé nañu ko parce que am nañ une forte opposition c'est la première fois benn loi def lu mat juróomi weer bi juróom benn weer avant ñu koy adopté mooy loi wu parrainage bi mois de mars lañ commencé bi ñu koy laata adopté daanaka bi assemblée bi di tëj la mars avril mai juin presque 4-5 mois loi bi di dem di ñëw di dem di ñëw mais lu tax loolu parce que dafa am opposition boo xam ne même bu fekkee ne bëriwuñu sax am nañu ay argument yoo xam ne lu xew assemblée rek am na luñ cay wax donc looloo tax ma jàpp ne daal assemblée bi am na solo. année bu positive la. voilà année bu positive la mais PUR am na fa ñetti député. oui tey ñoom seen taxawaay biir assemblée. lan nga ci gën a jàpp. alors taxawaayu PUR assemblée mooy député PUR yi ràññee nañ leen ci seen objectivité dañuy député yoo xam ne bu ñu gisee nag loo xam ne naka sudul noonu la ñu wax ko nag ci yar ak teggin bu ñu gisee xam loo xam ne aussi mën nañ ko rafetlu dañu koy rafetlu donc ñun amuñu benn problème sur ce plan moo tax daanaka nañ ña nekk assemblée yëpp mu nekk pouvoir wala mu nekk opposition ñoom ñëpp la ñu amal jàmm amuñu benn xaar ma yàlla kenn defe naa loolu mooy suñu liggéey. mu nekk seen première expérience. ndax amul woon ay obstacle yoo xam te ne rencontré ngeen ko wala ay difficultés yoo xam te ne pour adapter wu imprégné wu pour mën a def seen. non déedéet non c'est peut-être notre première expérience mais xam nga yàgg nañu aussi nekk ay observateur de la scène politique ba ñu demee assemblée xam nañu nañuy waxee xam nañ nañuy toogee xam nañu mbir yi na muy demee donc loolu moom vraiment amuñ ci woon benn difficulté wax dëgg. juróomi weer ngeen def pour benn loi. waaw loi boobu tegu na muy parrainage. waaw yow balaa parrainage di tegu. waxoon nga ni parrainage bi du lu xam ne moo gën ci Sénégal. waaw ndax da ngay confirmer loolu. ginnaaw bañ ko saxalee. waaw ba léegi parrainage bi ba léegi dafa nekk loo xam ne dañ ñu ko defloo rek wante amul benn njëriñ gis nga nit ñi niñ ci sonni surtout ñoom ñi nga xam ne ñoo ñu ko defloo sonn nañ ci trop ñun gaa sonn nañ ci comme ñoom niñ ci sonne mais dañuy wax ne parrainage bi bu ñu sañoon du am xeex nañ ko nag wante comme ñun mënuñu woon a fexe du point de vue de notre nombre ba loi bi bañ a jàll loi bi jàll na comme nag loi la. te ñun dañu fas yéene dem élection waaw ñu soobu ci rek. ñëpp confirme ñëpp tënku ci loi boobu. voilà ñëpp tënku ci loi boobu mais loi boobu. honorable waaw jàppoon ni itam. am na solo ndax. 80 et quelques. liste ñu ñëw pour laaj fiche pour dem uti parrainage. non c'est-à-dire parrainage ba mu amutee gaa sax parrainage mus naa am Sénégal bi mu nekkee Sénégal ba léegi parrainage am na. parce que bu ñu ne 91 la commencé parrainage commencé na bien avant parce que am na ay temps pour nga nekk président wala pour nga dem yenn élections yi ay député ñoo lay parrainer ensuite ñu dem ba ci biir def parrainage citoyen léegi ñu ñëw nag élargir ko parti politique yi ak candidat indépendant yi ñun li tax ñu contre parrainage mooy parti politique kon lan moo njëriñam kooku amul benn sens. maintenant Sénégal mos sa dépassé fukki candidat ak juróom d'ailleurs la tendance était même baissière dañoo amoon fukki candidat ak juróom. fukki candidat ak juróom wàcc bi ci fukki candidat ak ñeent nga xam ne bu ñu bàyyi woon aussi jombul dinañu am
fukki candidat ak juróom benn ba ñaar fukk, mais ñaar fukki candidat pour traiter ko loolu du dara. am na réew yu ñu wër yoo xam ne ay fanweer ak lu topp la ñu am ci candidat te du tere ñu def élection yoo xam ne aw na yoon. je pense que le fait que ñu def parrainage loolu sax moo yokk les candidats à la candidature parce que en fait fi ñu toll nii benn candidat taxawagul hein. ñëpp ay candidats voilà ñëpp candidat à la candidature à commencer par moi d'ailleurs. léegi nag honorable bi ngeen ci duggee soobu ci parrainage bi. waaw ñu jox leen fiche numérique. jox leen benn fiche boo xam te ne moom ngeen war a yor papier. waaw document physique. waaw ñii dem uti signature. ci seen document physique yéen ngeen tàmbalee ci numérique bi. lu waral. waaw xam nga ñun sax boo ko seetloo dañu commencé parrainage avant parrainage parce que boo seetloo loi bi député yi bi ñu koy wotee dafa am loo xam ne xamuñ ko ci dañ ne parrain bi li ñu koy laaj mooy turam ak santam ak leneen mais yow nan nga mën a waxee nit ne ko voté loi boo xam ne yow li ñu nekk ci biir sax leerul dañ ne sa tur la ñuy sant ak leneen mais leneen li dañ ko nëbboon dañ ko war na wax mais bañ ne leneen ñun ñu xalaat ne leneen loolu ñuy wax mënut a jóge fenn dul ci carte nationale d'identité bi carte CEDEAO bi foofu rek la mën a jóge dañ ci def ci ay simulation après ñu ne bon dañu wax suñ militants yi ñu jox ñu seen carte d'identité CEDEAO ñu dem wër parce que am nañu ay cellules am nañu ay militants gis ngeen tur yi ñu doon def à travers le Sénégal ñu wër gars yi jox ñu seen carte d'identité ñu garder ko di xaar masque bi leneen loolu ñuy seet lan la ba mu ñëwee ñun lañ defe woon ne moom la parce que dañ ne numéro CEDEAO bi la foogoon naa ne sax ay code de contrôle dinañ ko def parce que ñun on s'était préparé à tout mais bi mu ne numéro CEDEAO bi te numéro CEDEAO bi booy xool carte d'identité bi rek di ko gis mais ni ñu def simplement moo ñu saisir numéro CEDEAO bi léegi nag ñun bi ñu saisiré numéro CEDEAO bi comme affaire bi dafa am ñaari support dafa am support numérique ak support papier mais support numérique boobu ñu reversé ko ci support papier bi ñu ci gars yi jox gars yi dem signé bu ngeen amee fait rek après signature rek. jeex na waaw dañu koy versé rek gars yi signé léegi bu ko defee ñun ñaari fichier yëpp am nañ ko fii mu nekk ni ñeneen ñi nag li ñu def mooy ñoom dañuy wër dem ci mbedd yi naan waaw gars yi doo ma signer parrain ñun nag defuñu loolu parce que xamooñ nañ déjà suñu parrain 99,99% de nos parrains c'est nos militants d'ailleurs boo seetee sax suñu carte de membre daanaka li gars yi ci laaj parrainage bu fekkoon ne suñu carte de membre yi ña ko jënd yëpp remplir nañ ko comme kon dañu jëlee jox leen seen carte de membre parce que information yi ngi woon ci biir numéro carte CEDEAO baa ngi ci biir numéro carte d'électeur baa ngi ci biir numéro CNI bi yëpp ngi ci biir donc ñun bu ñu joxoon suñ carte de membre yi nga xam ne suñ membre yi remplir nañ ko rek pare nañ parrainage bi donc vraiment du nekk loo xam ne jafe woon na. jafe na am ngeen 67000 signatures. voilà ëpp nañ li ñu am signature ëpp na 67000 signatures mais nag mënuñu déposer lu ëpp 67000 signatures. ñu dégg ñoo xam te ne dañuy laaj ay millions. ay millions bon ay millions de signatures loolu ngeen. non c'est-à-dire ñooñu defe naa dañuy nax seen bopp. dañu bugg a nax nit ñi mais dañu nax seen bopp dégg naa kenn kàngam ci ñoom ne Thiès Thiès war nañ fa am 130000 signatures waxul Mbour waxul Tivaouane boo boolee Thiès ak Mbour ak Tivaouane région de Thiès bi presque ñoom dañ fa am 400 wala 500000 signatures mais loolu boo ko seetloo peut-être qu'ils vont gagner les élections à 200% parce que le taux de participation des élections ici au Sénégal c'est aux alentours de 50% des fois même moins léegi bu fekkee ne fichier bi dafa nekk 6,7 millions ñu nar ko diviser par 2 xam nga ay 3 millions à peu près ñooy voté yow nan nga mën a amee 4 millions de parrains wala 5 millions de parrains te fekk 3 millions rek ñooy voté te yow kat nga bind tey ne mën nañu gagner élection au premier tour avec 60% mais 60% de 3 millions c'est 1,8 million yow yaa ngi yaakaar am 1,8 million de suffrages valablement exprimés ba pare ne am nga 4,5 millions parrains ça c'est paradoxal donc dañuy nax seen bopp di nax nit ñi. léegi li ñuy wax amuñu ko tey amuñu ko ëllëg. léegi PUR soobu na ci. def na li mu war a def di xaar dépôt bi. oui tey ñu ne yow yaay candidat wu PUR. waaw candidat wu PUR woowu noonu ndax ci diggante bi. da ngeen di def congrès. ah non c'est-à-dire xam nga congrès d'investiture congrès extraordinaire la c'est des formalités simplement. je pense que am na ñu bëri ñu def congrès barki démb rek laa jógee ci congrès suñu benn naataango nga xam ne ñoo bokk nekk ci front bi muy sama xarit muy Abdoul Mbaye xam nga ne congrès bali ngeen fay dem. instance yi dinañu seet ci seen biir seet kan mooy candidat loolu nag PUR defe naa bi mu ko defee léegi war na mat ñetti weer ba ñeenti weer mais comme diggante bi parrainage bi ñëw na te ñu ngi ci ñun dañu wax ne bala nga naan naam ne fa du ñu tëb rek profité ne dañuy def congrès tout de suite te lijjanti wuñu parrainage bi daanaka comme parrainage bi féete na boor xam naa ne ñi nga xam ne ñooy toppatoo loolu fekki fan ñu seet kañ la ñuy def congrès bi maa ngi doon dégg ñuy wax ay mois de décembre ak yooyu mais bon def parrainage sans pour autant jot fichier bi ndax wóor na ah non ñun ñu ngi on a travaillé sur la base du fichier électoral
xam nga ñun dem nañ élection 2017. mais fichier 2017 bi am nañu ko. defe naa parti yi demoon ci élection législative yëpp am nañ fichier 2017 bi xam nga ñun li nekk suñu parrainage mooy ne nous ont parrainé ñi nga xam ne ñoo ñu parrainé ñoom ñëpp ñu ngi woon ci fichier 2017 bi. jot nañ sax carte d'identité ay dizaines de milliers de carte d'identité ñoo xam ne ñoom nekkuñ ci fichier 2017 bi ñooñu on a même pas fait de parrain te pourtant bu ñu neexoon ñu def ko parce que wóor nañu ne dinañ dem ci fichier 2019 bi mais par mesure de précaution nous avons travaillé c'est-à-dire dañu liggéey uniquement ñi nga xam ne ñu ngi ci fichier 2017 bi loolu la donc ñun vraiment ay parrains yu wóor la ñu am. léegi nag tey. bi may ñëw téléspectateurs yi yu bari. oui dafa am fu ñu bëgg nag ñu taxaw fa. waaw ayo bismillah. muy El Hadj Issa Sall. ci waaw boppam mooy kan. mooy kan. très bien alors El Hadj Issa Sall benn waay la. boo xam ne Tataguine la juddoo Tataguine nag boo ko xamul soriwul Fatick. Fatick mooy suñu capitale. ah laq naa ay fan. du noonu. jànge naa sama école primaire fa mu juddoo muy Tataguine. ba ma amee entrée en sixième parce que pour nga dem lycée da nga daan am entrée en sixième ba ma entrée en sixième ñu yóbbu ma fa Ndar lycée Charles de Gaulle ma jàng foofu am baccalauréat nag defe naa mooy tax nit dem université man nag li ma taamu woon mooy affaire science affaire calcul parce que sama papa dafa nekkoon koo xam ne daf daan jënd gerte moom donc liggéeyam yëpp calcul la woon bu ñëwaan bu wax caan ba ñëw kër ga rek daf ñu naan Issa na ngeen wàccee def chiffre moom jàngoon na école nag xam naa jàngam soriwutoon trop wante mënoon bind mënoon na calculer mais ci lim gënoon a sawar mooy calculer moo tax man bi may def baccalauréat C léegi xale yi moom la ñuy wax S1 ba ma ko defee nag vraiment def naa ci liggéey bu mucc ay parce que def naa ko ak mention alors ba ma ko defee ma dem université def génie électrique def électronique mu amoon nag quelques années auparavant sécheresse bu amoon Sénégal ñu ne nañu fexe ba ay sahéliens dem Amérique jàngi informatique alors ci laa amee bourse boo xam ne waa USAID ak waa organisation météorologique mondiale ñoo ma ko may ma dem Amérique jàng fa informatique jàng fa am sama master am sama doctorat donc bi ma ñëwee informaticiens yi bëriñu woon Sénégal alors bi ma delsee ma liggéey ci administration bi mais yàgguma fa alors bi ma fa jógee ma dem ci système Nations Unies voilà affaire bi daal loolu la ba à un moment donné man mun naa def sama liggéeyu bopp ci laa créé donc université du Sahel boo xam ne am na ñaar fukki at ren. de Tataguine à Saint-Louis. waaw loolu fa gën a marqué. xam nga Tataguine ba Saint-Louis ça fait déjà 400 kilomètres. man daanaka bi may jàng bu weesoo Fatick ak Tataguine mosuma jógee boor yooyu. mais nga jógee yóbbu la ci dëkk boo xam ne vraiment dëkk bu rafet la c'est ma deuxième ville. ah n'est-ce pas am na ay ndar yu nekk fii xam nañ ne Saint-Louis dëkk bu rafet la et puis dëkk boo xam ne. ñu am warma lañ ci nit waaw ñun demoon nañ fa amuñu woon doole parce que xam nga ñun suñu cosaan mbéy la Tataguine ñoo fa dëkk dañuy béy donc amuñu ko par ça il faut le dire mais ba ñu demee Ndar am nañ ñoo xam ne dañoo héberger ñu nekk seen kër ñu fay jàng ba man fii mu nekk vraiment am naa wóllëre bu am solo ñoom mu nekk dëkk bu rafet nag am géej am dex am pont bu rafet am dëkkuwaay yu rafet vraiment donc c'est une ville qui m'a beaucoup marqué dama fay dem nag de temps en temps. léegi nag nga jóge fa am sa bac dem à l'université. waaw ñu seetlu ni ñoom bëri na élèves yoo xam te ne bu ñu demee à l'université. waaw dafay am ay mouvement wala ay association waaw wala ay yu ñuy bokk yoo xam ni. waaw moo leen permettre ñu commencer di imprégner wu ci vie sociale. waaw am na si yoo bokkoon yow. ah oui c'est-à-dire man nag dama daan bañ de bi ma nekkee université am na mouvement de grève yoo xam ne dama ko daan jiite mais ñun suñu temps ñi gënoonu mën a jàng ñoo daan jiite boo mënta jàng rek doo jiite nit ñi duñ ko nangu waaw loolu nag daanaka même yow waaw même boo bëggutoon a jiite sax bu ñu seetee ne yow jàngkat la rek dañ la naan yow jiiteel waaw de telle sorte que man dama bokkoon ci ñi nga xam ne ci ñi daan góorgóorlu laa bokk de telle sorte que bu ñu amee lu ñu daan revendiquer mais ñun suñu revendication nekkutoon génn di taal nag yu demee noonu yoo xam ne yu pour académia bi la loo xam ne doon na tax affaire yi ci daal amul ñoon problème doon nañ jàng amoon nañ bourse njàng mi profit baaxoon nañu njàng mi baaxoon na mais xam nga étudiant rek de temps en temps ñu wax ne bëgg nañ laa alors man ci ñu
c'est ça. ndax di diggante boobu am na loo diriger. waaw foofu ci benn association wala dara loo xam te ne diriger nga ko. waaw ba génn ci nga xam ne après. loolu def na ci yow benn. waaw parce que xam na comme na ma man ñun suñ cosaan mbéy la. am na benn association bu ñu amoon université ñu koy wax l'association de l'aide au monde rural. bëri na ay kilifa sax ci réew mi yoo xam ne bokkoon nañ ci association bi à l'époque dinaa ci citer kenn rek parce que moom ci ñi dirigé woon association bi la bokkoon ñu koy wax defe naa ko yore woon SDE la sant Dia ñoo bokkoon di jàng moom ma doon def son diplôme d'ingénieur en génie civil am peut-être cosaan bi ma am jóge ca kaw gaag yu demee noonu ñu def association de l'aide au monde rural dañ daan def ba école tëjee ñu dem ci kaw gi seet nañ lañ leen di jàppale yu demee noonu ak yeneen association. léegi génn nga bitim réew. waaw noo dundee sa séjour foofu. ah bon séjour bu neex aussi hein parce que la ma daan dégg bi ma nekkee Sénégal li ma dégg ñu ni New York dafa dangereux et cetera Washington yaak naa mais ba ma demee fekk naa fa réew mu rafet bon Sénégalais yi nag bëri ñu woon comme période bii ñu nekk phénomène bi am actuellement ñu naan ay moodu amu fa woon man daan naa toog lu mat juróom benn weer daanaka pour nga taseeg Sénégalais daawul bëri bon mais ñu njàng fa njàng mu mucc ayib voilà dëkk bu neex de temps en temps dama fay dem aw ma benn problème ak États-Unis wax dëgg. dellu si ak sa diplôme yi nekk. koo xam te ne dama koy ci biir pendant législative yi sax. waaw honorable Ababacar Thiaw maa ngi koy dégg muy wax ni. waaw Sénégal dafa war a décoller. waaw waaye heureusement ba Issa pilote la. waaw loolu dañ koy wax nii rek wala yow pilote nga. ah mais que man pilote la man moom pilote la sama licence de pilote defe naa xale yi ñëw nañ fi barki démb di def benn mbir ci man mais bañ ñëwee jox naa leen sax sama carte pilote bi ah damay pilote jël dugg avion dem fu ma neex loolu moom pilote dëgg ah du gars yi dañ koy wax nii de wax nañ dëgg bu fekkoon ne bettoo ma dinaa indi sama casque indi sama jumtuwaay indi sama licence woon la ni pilote la donc je suis un pilote. kon am na lu muy demee sax beneen interpellation bi ñu tourné ko ci. très bien ci kii bi ah. voilà d'accord léegi honorable yaa ngi war a nekk candidat wu PUR. waaw mais d'habitude nit ñi dañ leen di dégg ñuy wax ni am na ñoo xam ne mënuñu leen jox réew mi parce que amuñu administration nekk ñu ministre nekk ñu député nekk est-ce que loolu condition sine qua non la. pour diriger réew mi. wala yow loolu nan nga ko gisee. mais ñooñu dañu xamul rek bala ngay nekk ki nekk ministre. lan la nekkoon avant muy nekk ministre. xam nga question boobu nit ñooñu ko posé yow fii mu nekk mën nañ la nommer ministre nekkoon ministre te pourtant mën nga def liggéey bi mu ci ayib. ki nekkul président fan la nekkoon avant muy nekk président li nit ñi di seet. mooy nit ki nekkutoon ministre nekkutoon président naam sax man am na lu ma nekkoon mat na ñaar fukki at nekkoon naa premier vice président conseil régional loolu du dara région la mu nga yilif ko loolu mel na ni xaw na dara la du noonu mais li ma bëgg a wax rek mooy li nit ñi war a seet rek mooy yow lan nga def ci sa dund man quand même am na lu ma def sama dund bëri na ñu nekk président bëri na ñu nekk ministre defuñ sax genn wàll gi loolu nag man du may sax sawar di ko wax wante boo mucc xëy ma wax. non tey di nga ko wax. ah waaw tey moom loolu moom il faut nga wax ko téléspectateur yi. waaw très bien waaw xam nga fi mu nekk nii bon man am na fanweeri at déjà fi mu nekk nii ubbi naa école boo xam ne ay junni nit jàng nañ fi peut-être am na ministre yoo xam ne sax jànge nañ fa. waaw fi mu nekk université du Sahel defe nga ne gis nga ko état bi ci boppam même bu ñu fayul sax. xam nga fii mu nekk yoral nañu xaalis bu dul jeex boo xam ne fayuñu ko même bi ñu fayul sax formé nañu ay dizaines de milliers de cadres ñoo xam ne du Sénégal rek nekk nañu 20 pays africains tey man bu may dem France wala Canada wala Burkina Faso wala Niger damay nëbbu xam nga lu tax may nëbbu bu mu ne cëpp bu ñu xamee ne ñëw naa rek ku nekk daf may bëgg gis ci sama étudiants yi amul fooy dem ci àddina bi te doo gis étudiant boo xam ne jóge na université du Sahel te nekk nag responsable donc loolu defe naa ne du dara du lu ñàkk solo du lu ndaw waaw bëri na nag nit ñi naan diw nekkul ministre diw nekkul président bëri na ñu nekk président boo leen laajee lu ñu def defe naa avant ñu nekk président duñu la ko wax de bëri na ñu nekk ministre boo leen laajee lu ñu def defe naa avant ñu nekk ministre duñu la ko wax de man loolu nag benn exemple rek la il est clair que du neex sax li nga def yëpp nga wax ko boo koy wax dañ naan bon waa ji dafay bëgg a wanewu wante loolu benn exemple rek la am na yeneen ak yu ma def. et je crois que ni formation moom mooy base sax lépp. voilà jàngale moom. voilà lépp tabax nit. lépp exactement lépp ci la nekk. exactement léegi jot nga nekk vice président conseil régional. waaw.
loolu déjà expérience la ci gestion. bien sûr gestion surtout collectivité locale ak yu demee noonu. exactement loolu ba nga ko nekkee. naka nga ko dundee lan nga ci dund lan nga ci xam lan nga ci jàngat. waaw en fait parce que daf ma gën a jegeloo askan wi rek il faut voir qu'à l'époque quand même c'était la région de Fatick il y avait 3 départements celle de Foundiougne celle de Gossas celle de Fatick daanañ tourné ci région yi seet askan wi lan moo doon seen jafe-jafe parce que communauté rurale la moo amoon à l'époque ak commune ya fa nekk ñoom ñoo yoroon suuf si mais ñun dañ doon coordonner seen activité di leen jàppale léeg-léeg ma dem bitim réew waxtaan ak samay naataango seet lu ma leen mën a defal ma defal leen ko je pense que expérience bu am solo la daal. El Hadj Issa Sall nekk koo xam ni aussi am dañuy wax ni ku jege woon Serigne Cheikh la lan mooy sa relation réelle ak Serigne Cheikh. mais Serigne Cheikh sama nijaay la ça il faut le dire. non loolu honorable loolu moom xam nañ ni Serigne Cheikh sa nijaay mais au delà mu nekk sa nijaay. waaw ndax dafa amoon lu particulier. oui bien lié woon na lii. bien sûr waaw parce que on était en face sur beaucoup de problèmes. dañ daan toog wax dëgg kooku honneur la kilifa gu mel ni moom nga daan am opportunité di toog moom di waxtaan ak moom sur beaucoup de questions de l'heure je pense que loolu ku ko amoon aussi da ngay daw ba fattu te yàlla mayoon na ma boobu opportunité. voilà de telle sorte que man ni may doxale yëpp boo ko seetloo daanaka lu ci bëri ci moom la jóge. léegi am na fu may ñëwaat foofu waaye balaa ma fay yegg. ci sa expérience ba tey laa bëgg ñu taxaw ci sa expérience. parce que yàgg naa la dégg. nga wax ni élection yu bari ci Sénégal. saytu nga ko. nga ne élection yu bari ci Sénégal. bokk nga ci ñi ko saytu. waaw non mun naa ne maa ko saytu bul ne bokk naa ci ñi ko saytu maa ko saytu. ñaar fukki at. de 1993 à 2012 élection bu mu saxaw Sénégal mooy élection présidentielle di élection législative di élection locale di élection sénatoriale d'ailleurs man depuis 93 ba léegi man maa fu mus a def élection présidentielle parce que élection présidentielle 2012 yi maa ko def donc alternance ñaari alternance yi am yëpp diggante Diouf ak Wade résultat yi ci sama ordinateur lay jógee man maay xool sama ordinateur wax ni diw ak diw moo gagné c'est ça du jóge ci benn ordinateur du noonu donc ma ne Diouf ma ne Wade moo gañu Diouf gars yi na bon Wade moo gañu Diouf waxtaan seen waxtaan waaw ne Wade moo gañu Diouf bi Wade gañee bi Macky gañee Wade maa xool sama ordinateur ne Macky moo gañe Wade du noonu gars yi waaw def seen affaire droit yooyu dem conseil constitutionnel et cetera ne Macky moo gañe Wade donc loolu nee naa la pendant 20 ans maa ko defal Sénégal mais maa ko defal yeneen réewu Afrique aussi yeneen réewu Afrique. parce que dama nekk expert dans ce domaine. man nag dafa am lu ma jaaxal. mais nag ñu bëri xamuñ ko woon aussi. parce que man lu may def rek loolu moo tax mu jaaxal. honorable li nga def loolu yëpp. oui te kenn du la dégg. non kenn du ma dégg. kenn du ma dégg parce que dafa am loo xam ne boo koy def da ngay nekk déjà nitu sutura doy ngay nekk koo xam ne du matul ngay wanewu c'est ça peut-être lii am na ñoo xam ne bu ñu ko déggee dina leen jaaxal mais dama ni. élection yi ñaar fukki at yii kuy maire man ci sama ordinateur lay gën a mën a diw mooy maire kuy député ci sama ordinateur lay gën a mën a diw mooy député kuy sénateur sama ordinateur lay gën a mën a diw mooy sénateur yaa ngi dégg de donc loolu boo koy def aussi doo toll fu nekk rek loolu bu fekkoon ne dama koy def fu ma dem rek ne man maa def lii man maa def laa mais buñ ma ko joxee 93 duñ ma ko jox 95 duñ ma ko jox 93 duñ ma ko jox 2000 et poussière donc il faut ma am retenu defe naa déformation boobu laa am de telle sorte que am na lu bëri loo xam ne daanaka pour ñu xam ko ci man day jafe. moo tax tey moo taxaw. waaw moo tax moo tax tey parce que xam naa ne. yow moom déformation boobu noonu. voilà daanaka doo bëgg da nga ma koy jox rek. voilà après ñu dem si leneen. vraiment loolu moo tax. surtout parce que ñu bëree bëri avant may ñëw. waaw ma leen waxee ni yow la ñuy jël. waaw loolu daf leen ñoroon. waaw ñu bëri ñu xam ko si yow. waaw mais ci biir démarche bi ba tey. waaw ñoom am na lu ñu bëgg a xam. waaw sa diggante. waaw ak président du parti. waaw muy Serigne Moustapha Sy. waaw mais président du parti sama relation defe naa ne ku xamul rek moo koy laaj parce que président du parti déjà sama mag la sama kilifa la. parti bi wax naa la ne du parti tey parti 98 la ba ñuy sos parti bi am na ñu ko wóoroon à l'époque ca ñu ko wóoroon ci laa bokk nekkoon nañ juróom wala juróom benn mu woo ñu ne parti bi kat mu ngi nii nañu fexe seet nan lañ ko liggéey donc loolu mat na ñaar fukki at xam nga nag dañu wax ne lu yàgg nekk dëgg koo xam ne yaa ngi cheminer nekk moom pendant 20 ans vraiment déggante bu rafet rek moo fi nekk ba nag ci temps yee passé avant élection législative yi parti bi xam ngeen toogoon na fi nag toog boo xam ne yëngatu wutoon mu woo ma ne ma dama bëggoon daal ngeen fexe ba parti bi ngeen commencé ko yëngalaat tuuti
comme nag jot nañ yooyu instruction man it ma woo ñi nga xam ne ñoo ma wër jàppale ma ba parti bi fi mu nekk nii defe naa ne kenn dootul wax politique wala Sénégal te tuddoo PUR. te defe naa élection yi passé wane na ko. wane na ko d'ailleurs ne woon naa sax ñun ñooy parti bi gën a fort ci parti. loolu waxoon nga ko te waxoon nga boo demee assemblée aussi di nga ko voilà c'est ça te génnuma ci ba léegi di nga ko réclamé mais dafa am lu ma jaaxal wax nga ko. loolu élection yi résultat yi wane na ko. oui mais man dama seetlu ni sondage bu ñuy def. waaw c'est comme si kenn du leen ci dégg. waaw mais xam nga ñun ba ñu def sondage élection législative aussi dégguñ ñu ci woon. mais bi ñëwee bett nañ nit ñi élection présidentielle su noonu lay mel parce que nit aussi bala nga koy dégg xam nga bëri na ak candidat yoo xam ne génn nañu pour uti parrain parce que simplement bu ñu génn wutoon duñu am parrain mais ñun soxlañu woon loolu fukki fan rek ñu am suñuy parrain te kenn dégguñu fenn mais am na ñoo xam ne boo leen déggul am na ñoo xam ne dañu jàpp ne il faut ñu dégg leen ne ñoom candidat lañu pour ñu uti parrain ñun nag soxlawuñu woon loolu parce que amoon nañ déjà ñu parrain moo gis nga fi mu nekk nag ci fan yu néew li ngeen ñu dégg déjà lii ngay def nii ci xeetu loolu la te tey ci suba rek am na beneen ñeneen ñu mel ni yéen ñoo xam ne seet si nañ ma donc fi mu nekk gaa ngi ñëwee ku ci nekk bëgg na waxtaan ak man donc y a pas de problème bu leen ko yàkkam di li ngeen dégg. incha allah léegi da ngeen a war a dem candidature. caution ngi fi. waaw nu ngeen koy gérer. nu ñuy gérer caution bi wala fu ñu jëlee caution fu ñu koy jëlee laa bëgg a wax. non non ñun dañu am ay jàmbaaru jigéen. ñoo xam ne ñoom déjà mënuma wax ne nag caution baa ngi seen poste fi mu nekk nii mais am nañ détermination pour fexe ba parti bi am waxuma caution rek ñoom du ñu yem ci caution parce que caution bi 30 millions la def nañu suñu benn montage financier boo xam ne ku nekk bu dugalee loxoom ci poosam vraiment caution bi waaw daanaka ñun du ñu të fi mu nekk nii bu fekkee ne cadre parti bi am na lu ñu joxe militants yi am na lu ñu joxe députés yi am na ñu joxe bon loolu xajul ci caution donc dinañ am loo xam ne day dépasser largement caution ba bu ñu def campagne sax mën nañ ko cee def waxuma nag jigéen ñi nga xam ne ñoom dañu jël en charge affaire bi ba nga xam ne ñu ci def liggéey bi mu ci ayib donc vraiment le problème pour nous c'est pas la caution. léegi nag président dafa am lu xew Sénégal temps yi. bëggoon naa ci am sa xalaat. waaw mooy Sénégal léegi yow sax répondre nga ci à maintes reprises. waaw par rapport ak wax nit ñi ni ku xamul mooy wax ni PUR parti religieux la. waaw. wala parti boo xam te ne parti daayira la. waaw léegi nag Sénégal phénomène bi dafa commencé di gën a proliférer. waaw dañuy jël sax nit. waaw ne groupe islamique nangam nga bokk. waaw loolu tey nan nga ko jàngatee loolu. non foofu ñàkk xam na rek ñuy wax loolu et moi je peux dire aussi que c'est de bonne guerre parce que nit bu fekkee ne da nga koo ragal faw nga tuumaal ko je pense que du PUR a tax ñuy wax parce que man loolu évacué naa ko. ba ñu commencé di wax ne parti religieux rek laa leen wax ne yéen ñiy wax lii xamu leen li ngeen di wax parce que parti religieux mënut a am Sénégal donc defe naa wax ji ngay wax PUR taxul ngay wax ko parce que PUR moom réglé na problème boobu defe naa suñu xarit bu mel ni Ousmane Sonko moo tax ngay poser question boobu. mais parce que daf leen a tiital rek aussi ça il faut le dire. glissement yi parce que bu demee ba réew mi. bu ñu bëggee jëm foofu. dañ la bëgg a étiqueter wala ñu bëgg la wax yenn yi. est-ce que glissement yooyu. mënul am lu mu yàq ci suñu démocratie wala suñu élan bi. non xam nga lu tax du ci yàq dara ñay wax loolu dañuy jàpp ne ay jaayal lañu rek. pour être très honnête kooku vraiment c'est une minorité qui s'agite surtout ñi nga xam ne ñu ngi ci nguur gi ñooy wax yu mel noonu dañuy jàpp ne ñoom xamuñ li ñuy wax rek après bu mbir mi passé mu passé Sénégal du tey la juddu Sénégal yàgg na fii liggéey bi fi nit ñi def liggéey bu mucc ayib la donc naan diw Daesh la bokk wala diw parti religieux laa loolu ay waxu kasaawa loolu yëngalul kenn wax dëgg waaw. PUR dafa demoon cavalier seul ci législative yi. waaw présidentielle yi ñu dëgmal. waaw ndax da ngeen di tàllal nit ñi seen wala da ngeen di fekk ji. mais non ça dépend législative yi sax aussi même bu fekkee ne demoon nañ seul souhaité wuñu woon dem seul dañu souhaité woon ànd ak ñu bëri mais nag nit ki boo bëggee ànd ak moom aussi il faut ngeen bokk ngeen xàccandoo dóorandoo bu ngeen mënutoon xàccandoo dóorandoo matul ngeen di ànd présidentielle aussi tàll nañ suñu loxo ñu bëri am na d'ailleurs parti yu bëri yoo xam ne fii mu nekk nii pare nañu ànd ak ñun bon mais xam nga ànd aussi faaw am ko jiitu loolu rek la bon ñun buñ gisee ku ñu ëpp doole mun nañ ko jiital mais fi ñu toll nii ba léegi gisuñu kenn koo xam ne moo ñu ëpp doole donc jàpp nañ ne bon bu jiitu di am. ku ñëw tamit day dox seen ginnaaw. voilà loolu la ñu jàpp defuñ ko nag parce que dañu bëgg a jiite loolu defuñ ko parce que dañu bëgg a jiite mais xam nga élection yi bi passé ñun ñeenteel lañu woon en valeur absolue laa bëgg a wax ñu jiitu woon mooy Benno Bokk Yaakaar ñu defe naa am nañ seen candidat ñooñu xam nga xalaatuñu ñëw di liggéey ak ñun itam xalaatuñu ñëw di liggéey ak ñoom xam nga loolu moom féete na bor ñoom xam nañ ko ñun xam nañ ko
ñan ñoo ci tegu mooy waa coalition gagnante du noonu ñooñu gis nga seen mbir ni mu demee fii mu nekk parce que démb ak démb gis nga ne nee nañ ndax dañu am candidat wala duñu am candidat wala ndax Madické mooy doon seen candidat wala kenn mooy doon seen candidat ah alors bu ko defee coalition bi fi tegu aussi defe naa mooy coalition bi nga xam ne Khalifa moo ko jiite woon ah mais seet nga ne coalition boobu aussi bëri na ci ay candidats yoo xam ne ñu ngi nekk ay élection candidat à la candidature mat na ci juróom ci ñoom ah donc loolu boo ko seetloo mun nañ jàpp ne daanaka ñun ñi nga xam ne dem nañu ñun rek ci élection législative yi lañ amoon buñ leen ko séddalee ñoom gaw ma ne ñoom ñu mun ko am léegi nag doo ma wax ne candidat yi nga xam ne ñu ngi suñ gannaaw ñi jël juróom-benneel ba nga xam ne ñi jël 47e est-ce que yaakaar nga ne ñun man dinaa am sañ-sañ dem naan damay dem topp ci koo xam ne peut-être mu ngi woon ci 20e place wala 30e place loolu xel sax mënu ko nangu moo tax fii mu nekk nii amul benn candidat amul benn parti boo xam ne yaakaar na ne ñun mun nañu topp ci gannaaw pour le moment. PUR dafa fermé wu. PUR dafa strict. wala lan moo tax boo tuddee 4 yi nga xam ne ñoo njëkk. oui. ñoom moom fa la figuré. oui mais dañuy seetlu ni même bu dee plateau wala leneen. oui bëri na si yoo xam ni. oui bu ñuy woowi dañuy woowi keneen jéggi PUR. ci PUR la wala ci nit ñi. ah non déedéet non attention dinañ ñu wooye man de amul benn bés boo xam ne waa presse mais man nag dama discipliné parce que quand même moom ma sama bopp boo xësee ba nekk ne candidat nga angu ñoo xam ne ñoo lay wax ne demal fii demal faa. man amul benn bés boo xam ne rajo wala télévision du ma woo ne dafa bëgg a invité fenn mais bu ko waxee rek ma wax ñi nga xam ne ñooy toppatoo communication bi lu ngeen seen xalaat ñu ne war nga mën a dem fii wala war a mën a dem faa wala war nañu mën a yóbbu yónni Massamba wala war nañu ma dem ba donc loolu rek la bon ñun nag du ñoo xam ne bon fu ñu woo rek ñu dem c'est ça loolu aussi il faut le dire de telle sorte que voilà noonu rek la mel mais nëbbatuwuñu ñu ngi fii man maa ngi dëkk fii ci Almadies maa ngi liggéey Université du Sahel ku ma soxlaa gis di nga ma gis suñu siège mu nga fële ca VDN ba on n'a pas de problème xale yi ñu ngi def liggéey bu mucc ayib donc nous ne sommes pas fermés. yi nga xam ni ay potentiel candidat lañ. wala boog candidat yu sérieux yi. oui ñu ngi wax ni boobu ba tey ñu ngi leen di galgal. waaw ñii ci yoon lañ ko jaaree. ñii ci ay fiscalité ak lu ne. waaw ndax yaa ngi ci dund sa wàll. bon tu sais man gëw ma ne mun nañ ma galgal fenn parce que musuma nekk ci nguur gi ba am def fa dara jël fa dara loolu xam nga loolu ku may jéem a seet foofu aussi da ngay sonal sa bopp bu nekkee bu fekkee ne bor bu ma yoreel bor ñoom ñooy war a yoreel bor parce que xam nga ne man dama yore école boo xam ne maa ngi jàngale ay ndongo yoo xam ne jox nañ ma ko lu mat ñaari at ba ñetti at fayu ñu ma donc bon luubaluma alal tu vois yooyu yëpp man daal je ne pense pas que nekk naa candidat boo xam ne war nañu am fu ñu may galgale voilà. tey au soir du 24. bu beneen ordinateur génnee ni yow yaa gagné. waaw. tey lan mooy sa priorité. waaw Sénégal lii lay njëkk a teg. très bien alors xam nga li am solo mooy nga xam fi ngay teg sa tànk bala ngay xam fi ngay teg sa tànk faw nga xam l'état de la situation donc ñun bu ne cëpp ci weer yu njëkk parce que doo ne cëpp rek ne suba non mais dañ koy def ci diiru weer ci weer wu njëkk dinañ xam l'état de la situation au Sénégal xam ñaata la ñu Pape tey boo laajoon ñi fi nekk ñaata nit la ñu duñ la wax ñaata nit la ñu dinañ la wax rek benn chiffre bu approximatif am na sax ay parti bu ma nee parti ay démembrement de l'État boo leen ne ñaata fonctionnaire ñooy liggéey ci direction bi mais duñ la ko mën a wax léegi buñ la waxee ne ñaata nit la ñu duñ la wax ne nit ñi qualitativement aussi ñan la ñu ñaata jàngalekat la ñu am ñaata médecin la ñu am ñaata ingénieur la ñu am ñaata béykat la ñu am ñaata infirmier la ñu am ñaata sàmmkat la ñu am tabax yi nekk ci réew mi kenn mënul wax ñaata tabax la ñu am tali yi et cetera yooyu yëpp mënuñ ko wax bu ko defee nag ñun dañuy jël weer wu njëkk wi ñu ne lii moo fi xew am na contrat yu bëri yu gars yi signé mais contrat il faut ñu ubbi ko seet lañ fa signé nan lañ ko signé seet lañ ci soppi ak luñ ci mën a soppi bu fekkee mën nañ ko soppi lañ ci mën a soppi ak yu demee noonu donc loolu mooy ñu njëkk a def loolu nag buñ ko xasee bi def seet yan jalon la ñuy teg voilà. am na ñoo xam ne sax ñu ngi laajte ndax PUR am na programme. ah PUR ndax am na ay programme xam nga problème bi en réalité du programme parce que programme lu yomb la PUR defe naa ba mu un programme yàgg na mais xam nga loo gis rek da ngay xaar jamonoom fii mu nekk ñu ngi ci parrainage bi pare nañ ko xale yi liggéey nañ programme bu mucc ayib nañ fa dem mais programme weesuwul yow nga bugg sa réew gis nga boo buggee sa réew amul loo mënul parce que président
li tax ñu koy fal mooy na nekk ku bugg réewam benn mais ku am vision xam nga man affaire informatique mooy sama liggéey man loolu laa jàng mais yaakaaru leen quand même ma dem nekk président nekkaat sama ordinateur ni dafa am liggéey yu may def déedéet man damay wax gars yi nañ jàpp def lii nañ jàpp def laa loolu mooy doon sama liggéey man sama liggéey du nekk ci bureau di liggéey ay ordinateur wala ne ingénieur laa def nii wala docteur laa def laa déedéet samay liggéey mooy seet ay kàngam te lu Sénégal nag vraiment chance boobu la am bëne ay kàngam nga ne leen bugg naa sénégalais du yeewu ak xiif bugg naa mbedd mi dara du fi am tilim ak calte bugg naa ku feebar faju bugg naa ku war a jàng taux de mortalité bi ak taux de morbidité bi war na wàññeeku bu ma sañoon sax nit ñi duñu feebar parce que dañu war a def prévention xam nga am na ñoo xam ne bëri nañu feebar yoo xam ne buñ ko détecté woon de façon précoce y compris sax feebar yu grave yu mel ni cancer mais dara leen jot xam ngeen ne 90% de cancer yi war nañu ko mën a faj am na ñoo xam ne ils sont diabétiques diabète da nga koy gérer rek am na ñoo xam ne ils sont hypertendus yëpp da nga koy gérer wante nit ki bu fekkee ne dafa am suukar mu xam ne moom am na suukar nga diagnostic ko donc ñun prévention la ñu ëpp lu ñuy def sax ni une médecine curative donc une médecine préventive mooy ëpp solo ci ñun une médecine curative kooku benn la mais bëri na xale yoo xam ne am nañu diplôme man Sénégal laa gis ay médecins yu chômé ay xale yoo xam ne am nañ doctorat wala master du chômé loolu moom du amul xaar parce que booy commencé rek xale yu yëpp mais da nga leen di jël jox leen xëyee mais lan mooy ndey yow université yi war a am ay enseignants xale yi am seen lijaasa te jàngale wuñu yoo xam nga ni fii am nañu defi surtout 500 enseignants rien que dans les universités publiques waxuma nag universités privées yi te am nañu au moins des milliers d'étudiants yoo xam ne am nañ seen doctorat wala ñi ay doctorants lañu wala ñi am na ay master mais ñooñu tout de suite da nga leen di jël kooku c'est simplement un problème de volonté politique yow nan ngay mën a gis un médecin qui chôme au moment où da ngay dem ci région boo xam ne ñetti médecin wala ñeenti médecin nga fay fekk yooyu moom vraiment dafa nekk loo xam ne yomb na man d'ailleurs bu ma seetee ne gars yi yooyu résoudre uñ ko bon espèce u cuune la may xaw a dikkee quoi donc est-ce que le phénomène le pouvoir rend fou parce que gars yi nañ wax programme wax mu rafet oui tëral li ngay wax nii oui mais bu ñu toogee itam des fois dafa mel ni li ñu waxoon ak li ñuy gis dafay changer de oui mais xam nga man nag ku mel ni man pour être très honnête le pouvoir ne peut pas me rendre fou ça c'est clair parce que pouvoir ñaar rek nga fay ut nguur xam nga ñun sax le terme nguur sax dañ koy xaw a récuser mais nguur ñaar rek nga fay ut yaa ngi fay ut daraja wala nga ut fa am man nag ñaar yooyu vraiment utuma ko. yàlla def na fa sutura. voilà. léegi nag ñu continuer ba tey. ci dynamique boobu. waaw am na yoo tudd léegi. waaw tudd nga santé. waaw tudd nga itam. éducation waaw tudd nga le problème de l'emploi des jeunes. oui mais insécurité bi. insécurité dafa nekk à 2 niveaux président. oui dafa am ci niveau. population bi. oui mais am aussi au niveau ñi leen war a sécuriser bavure yu bari. oui c'est ça oui non c'est-à-dire en réalité. lépp ci foofu la waroon commencer mooy sécurité gis nga jàmm bu amul dafa am kilifa diine gu mag gu ñu mus a laaj ne ko yéen daal yow daal dañu leen di gis rek ngeen di julli mais lan moo gën julli mu ne ko lekk toogal ñetti fan lekkoo ndax di nga julli mu ne ah bon ak julli ni mu foree tout le temps ne mu ne waaye toogal ñetti fan te lekkoo ndax di nga julli mu ne waaw kon lekk boobu gën julli lan moo ko gën mu ne jàmm donc tout tourne autour de jàmm tey fii ñu toog nii bu fekkoon ne yaa ngi dégg ay kalachnikov di dégg ay objets yu demee noonu waaye fii ñu toog est-ce que dinañ fi mën a toog te fii mu nekk nag fan yi da nga gis ne affaire bi dafa mel ni dafa takarnaase d'ailleurs damay profité di jaale soxna soosu nga xam ne boobu nañ ko te nekk Pastef suñu xarit Sonko benn nit ñi naan c'est un crime crapuleux moi je dis que c'est un crime politico-crapuleux parce que ça ne peut pas ne pas être un crime politique du noonu démb nga gis ñu ne rey nañ Massamba barki démb ni nga donc les gens ne se sentent pas en sécurité donc day wan l'approche des élections mais bien sûr ah yow boo demee ci mbedd yi lamp yi du tàkk ah boo demee gis ay samba booy fu leen neex dugg fu leen neex génn ah insécurité bi nit ñi di def leen neex mais nga xam ne état bi war na xoolaat boppam ah moo tax loolu moom dafa nekk problème boo xam ne day nekk priorité numéro 1 pour le PUR nga xam ne yow boo génnee di nga am sa jàmm booy dem doo dox di gestu
loolu yëpp di nga ci am tawféex donc loolu aussi c'est d'ailleurs sàcc yi bëri na fii ay sàcc oto yoo xam ne da nga ñëw gaare ko nit ñi am un système anti defe naa yooyu yëpp yéen a ngi koy seet voilà antivol dugg sàcc yi yooyu yëpp daal doy na waar dinañ ci jóg ko moom na gars yi bu ñu yàkkam mais tudd nga affaire bu neex ngayeen yeeg ñangeen yeeg yooyu waaw muy lekk waaw te ñu gis ni Sénégal am côté boo xam te ne dañu menacé woon famine waaw ak Sénégal émergence bi ñuy wax ci dynamique boobu la nekk construction yi waaw ñu dem ba benn partie de la population menacée de famine waaw tey walaa ngay wax solution yi sax loolu lan lay def si yow gis nga loolu lu tiis la gis nga réew war ñu toll foo xam ne boo xiifee war ngaa mën a lekk war ñu dépasser foofu war ñu toll foo xam ne boo fa bëri war ngaa mën a faju war ñu toll foo xam ne boo bëggee jàng war ngaa mën a jàng war nañu foo xam ne war ngaa am màkkaan foo dëkk loolu moom dafa nekk des trucs de base yoo xam ne Sénégal yëpp dañ ko war a am waaw te foofu la solidarité xam nga pur dañ ne justice ne développement ne solidarité foofu la justice développement solidarité ñëwee parce que il faut mbir mi ñu tas ko aussi ñu ngi dem di voter ji budget bi ñëw dem na ci 4060 et poussière milliards mais sotloo ne budget bi kaaru budget bi daanaka ñennet ñu ndaw rek ñoo koy akki moo loolu xam nga aussi am moo tax famille di am boo jëlee 1000 milliards nit ñi liggéey ci nguur nga koy fay ñeneen ñi nga xam ne ñu nga ca kaw ga lañ ci am ñoom donc dafa am déséquilibre boo xam ne ñun bu ñu ñëwee yooyu yëpp dañu koy joyanti duñu ko bàyyi mu dem donc Sénégal moom bés bu pur ñëwee kenn dootul jooy xiif mais nous sommes un pays humide fii quand même daf fii taw fii am na ay suuf soo xam ne dañ fiy béy am na ñoo xam ne jóge ba Malaisie am na ñoo xam ne dañuy jóge ba Inde am na ñoo xam ne dañuy jóge ba Maroc ñëw fi di jënd ay suuf di béy lu tax ñun suuf sa suum lañ ko béy ba nga xam ne lu ñu soxla ci dund di ko dundee loolu yëpp dañ koy xoolaat. tudd nga léegi justice. tudd nga ko. ñu gis ni gouvernement bii fi nekk. waaw bi mu ñëwee reddition des comptes la indoon. waaw indi relancer waat crédit yi. waaw ak yi ci am yëpp. waaw ndax yéen tey bu ñu leen joxoon réew mi da ngeen di dugg ci dynamique boobu. waaw wala da ngeen di baal ñi fi passé ñëpp rek. mais non mais ñu fi ñëw indi benn reddition des comptes kan la ñu def reddition des comptes ñoom dañu jël seen conco jël dossier naj dossier ci conco kooku fan la def reddition des comptes buñ doon def reddition des comptes bëri na ay kàngam yoo xam ne dañ xool seen affaire fii mu nekk wante nag koo xam ne yaakaar nga dañ xool sa affaire nga dem tafu ci nguur gi ñu bàyyi la loolu kay du reddition des comptes voilà ak tentamar biñ ci def ne diw jël na lii ci milliards et cetera dem bi ci biir ne lii la jël laa la jël yooyu daal vraiment affaire u kasaawa y a pas eu de reddition de compte mais ñun nag de toutes les façons mbir buñ la ko dénkee mais quand même li jaadu mooy mais lañ la dénk nga ne lii kat ngeen ma joxoon lii laa ci def loolu kay du sax loolu c'est quelque chose de tout à fait basique moo tax léeg-léeg ngay dégg ñu naan diw maye na tant de moulin diw def na maye na nii yow bu fekkee ne da nga nekk ministre am salaire boo xam ne mënoo ciy jënd sax essence bu mat ci sa oto ñu dégg nga ne jël nga 10 millions wala 20 millions may nga ko ma Samba wala may ko ma Demba mais war ngaa mun a am honnêteté ne xaalis bi budget bu député yi voté la lii laa ko war def laa ko nit ñi xam ne xaalis bi du sa xaalisu askan wi la parce que xaalis boobu ci yow lay jóge ci man jóge ci douane bi jóge ci impôt yi jóge feneen wante da ngay gis ñu ne offre waaw tel ministre a offert tant de trucs tel député a offert tant de trucs te yow salaire bi ngay jot mul sax jënd essence pour sa oto donc xaalis boobu fan nga ko jële loolu moo war a indi reddition de compte lu ñu la dénk tey bu subaa nga wax ni lii ak laa nga ci def et attention en temps réel parce que reddition de compte bi gars yi def mooy da ngay nag ba détournement am ay tooxi dooni yi ñëw ne lan nga defoon diggante bi am nga loo rawalee diggante bi def ngay defala donc pour nga lijjanti ko dafay jafe mais ñun booy liggéey da ngay liggéey en temps réel cela veut dire que boo liggéey ci weer wi mais weer wi bu deewee di nga wax lan nga def du ñu xaar bi at mi jeex ñu naan la lan nga def ci at mi déedéet dafa nekk te nouvelle technologie yeeg système d'audit bi système de contrôle bi mais may nañu possibilité loo def tey ba suba nit ñi xam nan nga def voilà. léegi nag ñaari question te loolu nag du ñëpp la du ñi fi nekk ak ñi fi nekkoon ak ñi fiy nekk déedéet loolu ñëpp la ah ñun bi ñu fi nekkee aussi ku nekk ci ñun booy liggéey la ngay liggéey dañ la koy laaj ci ñun ña fi nekkoon aussi lañ fi bàyyi dañ leen di laaj mais fan ngeen jëloon réew mi fan ngeen ko def et cetera ku ne woon nag dama jël 20 millions wala 30 millions wala 1 milliard may ko diw wala may jëndal ci lii diw dina la wax ne loolu foo ko jëlee
bu fekkee ne ci sa poche nga ko jëlee te ñu seet ne yow sa poche attuloon loolu faaw nga ñu laaj la aussi mais bu fekkee ne da nga ko jëlee ci budget bi nga am honnêteté wax ne lii kat ci seen xaalis laa ko jëlee du lu ma moom may leen ko wala loo xam ne dañ ma sant ma def ko parce que honnêteté boobu aussi il faut ma am. léegi nag ñaari question yi ba ñett mënu ma la ko bañ a laaj. waaw te ñu ngi waay jeexal. waaw mooy le phénomène de la transhumance. waaw ndax tey bu ngeen jëloon nguur gi. waaw li ngeen def ku dawee fële rek ñëw ngeen làq ko mu transhumé. non non en fait tu sais ça c'est un phénomène très complexe man gaa rafetlu ma ko am na sax ñoo xam ne dañ ne transhumants yi dañ leen di war a fusiller ak yu demee noonu ak yu demee noonu nit dafay am lu mu gëm ça je pense que c'est extrêmement important parce que boo gisee nit ñi di def transhumance c'est parce que am na lu ñu uti ñu ngi uti peut-être daraja wala ñu uti am normalement daraja parce que aussi loo gis rek dafa am lu ko ëmb bu fekkee ne daraja wala am taxul ngay dem bon loolu nit ñi mën nañ ko comprendre mais defe naa ne ñiy def transhumance bi fii mu nekk nii la leen yóbbu mooy daraja wala am te loolu nag rafetul. dégg nañ maintenant nan nga ko mën a combattre parce que bon c'est pas évident. léegi nag dégg nañ candidat yu bëree bëri bu ñu tollee à l'approche des élections. oui tudd mandat. oui soit dama koy yokk mandat. waaw soit dama koy yokk mbaa ma wàññi mandat bi. waaw su ma toogee. waaw. yow looy wax sénégalais yi lay seetaan. non xam nga sénégalais yi man li ma bëgg rek mooy constitution bi ñu de toutes les façons bi ñu ñëwee dañ def référendum boo xam ne dañuy tëggaat constitution bi du doon sax référendum boo xam ne dañ naan oui wala non am na ko mën ci doon waxtaanal léegi rek dafay nekk référendum boo xam ne question yu bëri la ñuy posé buñ ne question bi lan ngeen ci xam ngeen wax li ngeen ci xam question bi lan ngeen ci xam question bi lan xam dina mat lu mat fukki question majeure yoo xam ne nit ñi dañu dem prononcé wu ci benn scrutin bi benn bés lañ ko def benn dimanche lañ ko def nit ñi dem mais question école bi lii lañ ci def question santé bi lii lañ ci def question durée mandat yi lii lañ ci def et cetera ñun suñu référendum noonu lay demee duñ dem rek ne oui ak non nga xam ne boo nee oui am non yoo xam ne bëggoon nga ko def te doo ko mën a def wala boo nee non nga am non yoo xam ne bëggoon ko def te mënoo ko def donc day nekk 10 questions majeures yoo xam ne bu ci nekk da ngay seet loo ci war a def ñu def ko bu ko defee ñu compilé génne résultat yi alors maintenant constitution Sénégal moom li wax dafa leer c'est-à-dire da ngay def ñaari mandat benn du ci dépassé juróomi at loolu la constitution bi wax mais moo tax ma ne constitution bi il faut ñu xoolaat ko parce que ni mu mel ni bu ñu ko ni bàyyee ki fi nekk bu yàlla defoon mu amaat beneen mandat mais mënoon na utaat troisième mandat parce que constitution bi leerul. mu nekkaat beneen coow moo tax constitution bi dafa war a explicite dafa war a leer constitution defuñ ko pour ay juriste constitution dañ ko def pour askan wi naam sax juriste yi ñooy bokk nit ñi bindee constitution bi wante nañ ko bind ba nga xam ne xale CM2 sax bu ko liiree dina comprendre lan la wante dugal ci ay kalmañangal yoo xam ne ëllëg naan non lii lañ bëggoon a wax laa lañ bëggoon a wax je pense que gars yi def loolu mbiru cuune lañ def te bu boobaa ñun loolu yëpp dañ ko leeral. incha allah kon nag di ñu fay yegg président. waaw sant naa la gërëm naa la. mais maa ngi lay gërëm Pape mbir mi gaaw na gis nga ne waxtaan bi moom moo. voilà moom moo kii neex trop. voilà moo tax xam naa ne téléspectateur doy ñu. waaw doyaluñu. waaye itam suñu temps. waaw yoon yemul ci benn voilà c'est ça waaw kon nag ñu bàyyi la nga tàggoog téléspectateurs yi. voilà maa ngi leen di gërëm yéen ñi ma doon seetaan je pense que Pape am na question yu bëri yu ma posé ci li xew actuellement ci politique bi ak peut-être lay xew yi bés bu ñu yàlla dénkee réew mi te ñu ñaan nag suñu borom dogal loolu en tout cas ñu ngi ciy góorgóorlu di leen gërëm di leen sant di leen ñaan aussi. élection yi ngeen bañ ñoo fàtte bu ngeen amee carte ngeen sànnil ko PUR le parti de l'unité du rassemblement mi nga xam ne man maay seen candidat El Hadji Issa Sall. jërëjëf honorable député. c'est ça di ko sant bu baax a baax. di sant itam ñi nga xam ne ñoom ñooy équipe bi yëpp. voilà staff bi ñëpp. voilà sant nañ leen bu baax ci seen jàppandal. ci seen lépp taxawaay. voilà donc sant leen bu baax a baax a baax. voilà di leen itam ñaanal. voilà li ngeen di yóotu yàlla defal leen ko bu dee moo gën ci réew mi. amiin gën ci loolu itam ñu ñaanal leen ko. amiin di sant suñu téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñuy topp à chaque fois. bu dimanche jotee. waxtu bi ñu bàyyi seen i activités yëpp. toog di xaar interpellation. du ñu am seen sant ak seen ngërëm ba mu doy mukk di sant itam équipe bi nga xam ne ñoom laa àndaloon ndax lu baax ci émission bi daanaka ñoom la ñun dañuy toog rek ñoom ñooy def lépp ñun ñu ñëw mottali honorable mën na ko seede donc di sant ba ci monteur beeg ki nga xam ne mooy chargé de production bi ba ci directeur télé bi di leen jox dig daje beneen dimanche ci beneen numéro interpellation wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh